auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi tudd Maguette Khalifa Lo ñu gën maa xam si Boga Lo tey dama yor kaddu waa EFOOT boo ko déggee mooy ñi nga xamante ni nii ñooy ay àndandoo Dame Ndoye tey ñoom ñoo organisé woon lii organisé ko nag si àndam boo xamante ni nii dafa doy waar torop ndax tey jii nii ku gis lii xam ni lii waa Diamaguène kontaan nañu Thiès kontaan na Sénégal kontaan na li tax nag lii ñu def ko Dame Ndoye la ñuy wax si moom balaa ñuy sori di wax si kenn Dame dafa doon koo xamante ni nii suñu diggante ñun ak moom moo ko téye ñun téyewuñu ko ndax dafa bàyyi xel lu bari ndax dina bari si ay doomu aadama bu leen yàlla dénkee tuuti ñu fàtte seen démb waaye moom fàttewul loolu ànd naag ñun ànd ngor ànd naag ñun ànd nawle moo tax tey jii nii bi yàlla dagalee fi muy fubal fee di bitim réew dugal fa 100 bi ak lu teg ñun tamit amuñu dara luñ ko mën a defal lu dul delloo ko njukkal fi ñu koy delloowee njukkal fii lañ ko war a delloowee njukkal parce que fii la doon fubal ak ñun nekkandoo xale ñuy dawandoo ba yàlla def li mu def donc fii tey mu ñëw fii mu ñëw mbégte la si ñëpp koo xamante ni nii doomu Diamaguène nga mënumaa daaneel samay kàddu nag te duma sant ñi nga xamante ni dañ leen a invité ñu ñëw di si jiital le maire monsieur Talla Sylla moom mi yàlla teg si bopp réew mi di wax ni vraiment lépp loo xamante ni nii si bis bi def war na taxaw na si bi ñu demee accueillir nañu yëkkati na ay kàddu yi rafet jëmale ko si Dame Ndoye jëmale ko si Thiès bi ñu demee si Aline Sow aussi le maire Aline Sow vraiment nee na moom fierté bu mu am si ñëw lii dafa bari ñu ni ko lu tax mu ni moom moo formé Dame Ndoye mu ni ñun ñii bi ñu gars yi ñëwee laa leen wax ni leen le maire Aline Sow de daan nañu fubal mu yor équipe ñun ñuy fubal ak moom di ko gagné ba yàlla dogal tey ñu dénk ko li nga xamante ni nii mooy Thiès kon loolu mu fàttaliku ñun dañ ko si sant di ko si gërëm di wax aussi di sant adjoint maire Cheikh Lo mi nga xamante ni moom moo toogal fi tey Pape Diop le maire Cheikh Lo ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax mënuñoo daaneel lu tax ñu mujjee honorable député Abdou Mbow tey lii moom moo accueillir ay ganam tey moom moo dëkk Diamaguène lii nga xamante ni ñun ñoo ko organisé moom moo ko organisé moo tax ñu mujjee ko moom tamit gis nañu taxawaayam si bis bi si gàttal daal képp koo xamante ni nii yàlla jox na la buumu tànk fii si Diamaguène wala si Thiès sa taxawaay rafet na balaa ñuy daane kàddu gi nag dañuy sant yaayu Dame Ndoye tey bu fekkee ànd bi demee na nii moom la ndax bu fekkoon tey jii nii mi ngi dey doomam leneen du demee nii waaye wax dëgg yàlla lim ñuy conseillé moom lay conseillé Dame Ndoye beneen bi ñuy wax li sama xarit di wax léegi sunu jabar yi mënuñu leen a fàtte sunu soxna yi ngeen baal ma ndax wax dëgg yàlla lii boobu ba tey non dafa metti boobu ba tey bi ñu taxawee lii 4 heures du matin 3 heures du matin la ñuy tëdd te saa yu ñu ñëwee wax dëgg yàlla du am benn problème dañuy comprendre si lépp saw duma daaneel te duma la sant duma la gërëm ndax wax dëgg yàlla Doudou Sow gis nañ sa taxawaay suñu diggante ak Dame Ndoye mënuñu laa bañ a sant bañ laa gërëm di wax tamit population Diamaguène lii tey ñu xamante ni ñun dañ ko organiser taxawaay bi ngeen si taxaw sant nañ leen gërëm nañ leen waaye nag di sant sama xarit yi ma taxawal ñu baax a ngi ñii ñu gore ñu ngi nii ñu jara àndal ñu ngi nii tey ñii taxaw fi am na ñu nekk bitim réew ku si mel ni Abdou Khadre Modou Sène Nourou Diop waaye seen alal seen doole seen xel lépp jël nañ ko ànd ko ak ñun kon gars yi maa ngi leen di wax daal ni ànd bi yàlla bu ko yàlla yàq alhamdulilahi rabbil alamin fierté beaucoup de fierté fekkee lii parce que bëggoon nañ ko gën a fekkee avant parce que ñii ñëpp ñoo leen ci sunu tànk la ñu màggee quoi bon ñu peut-être am na ñu ma ci xamul mais xam nga responsabilité ñu amoon moo tax duñu am temps toujours di ñëw fii donc bi ñu sunu petit frère Cheikh Ndaw waxee ne da ngeen koy organiser donc on était très content de venir parce que xam nañu Dame xam nañu aussi waajuram ñun ñoo ñu yar Amin tamit xam na li may wax donc ci lañ bokk quoi ñu gis ñu ak ñu baax ñu gis yëpp ñu bañ ñu gis ci lañ bokk donc vraiment on est fiers et on félicite toute la famille merci et ses amis aussi parce que àdduna lii la quoi merci. d'abord dañuy sant yàlla di gërëm public bi fi nekk yëpp parce que tey boo xoolee Thiès moo teew si li ñu def nii Thiès lañ ko defal
il faut remercier d'abord les initiateurs ci li ñu def nii parce que nit aussi lii rek la am bisam te bis bi ni ñu ko defee rafet na te ki ñu ko defal aussi je pense que mérité na ko parce que boo xoolee ay performance am par rapport fi mu jaar en commençant par le nawetaan et def championnat parce que nawetaan lépp gagné na ko championnat aussi mu gagné lépp avant muy dem et bi mu demee aussi def ay performance tey jii mérité na lii mérité na ko de par ses performances mais aussi mérité na ko par rapport ak li mu seq ak nit ñi mais aussi ñi teew il faut les remercier parce que aussi nit woote aussi nit ñi ñëw yombul kon bu ñu ñëwee ñoom aussi il faut ñu jaajëfal leen sant leen gërëm leen ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñëw ak ñi nga xam ne xëy na bëggoon nañoo ñëw te ñëwuñu ku ci nekk li nga bëgg yàlla na yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal. Merci Djibi. Et là nous allons en profiter pour remettre à Djibi un diplôme. Abdou Touré s'il vous plaît va remettre à Djibi Fall son diplôme d'honneur et Djibi va remettre à Adama Diouf son maillot, le maillot de Copé. lii ñu def nii rafet na trop vraiment mais nag ki tax ñu def ko il le mérite sincèrement même dans sa carrière dégg naa ñuy wax loo xam ne dañ ko omettre ci jaar-jaaru Dame Ndoye Dame dans la sélection de Thiès tournoi de lutte contre la drogue tournoi international bu lutte contre la drogue ñu waroon ko organiser à Abidjan jamono yooyu ku ñuy wax Moussa Diouf ndem si yàlla si moo yóbbu la sélection de Thiès à Dakar bi ñu joué tournoi bi ba mu jeex Dame a été élu meilleur joueur du tournoi et au poste libéraux. ñu tàcc loolu góolu na sax Djibi. di wane ne man dama jóge ba Dakar man maa def émission laaga du wees tableau bi diplôme bi dama ko offrir ki nga xam ne mooy Dame Ndoye parce que mérité na ko. lu tax day def social bu baax a baax si biir handicapé yi pour waa Thiès xam ko bu baax jaageen jëf merci. waaw nee na Dame nag handicapé yi. da nga wax sànq lu am solo je crois que ki doon jël parole sànq moo ko wax mooy Dame mënoon na nekk un joueur comme yeneen professionnels yi jaar Thiès jaar Sénégal kenn defalu leen lu mel nii ah bëri na fi ñun on mange pas nos mots li ñu xalaat la ñuy wax parce que xale yi muy Dame waxuma sax Dame man mon histoire avec cette famille mu ngi commencé ak Ousmane li may wax seen nijaay xam na ko je crois que bi muy def CM2 man maa ko jël si jàmm gën yóbbu ko muy fubali sélection IASU Ousmane laa wax donc Dame soog a ñëw Dame bi muy jógee di defi test en France je crois qu'on a eu des trucs pour mën a dugg biir France donc c'est seen yaay nag ma am ak moom histoire bu extraordinaire boobu j'étais jeune entraîneur tey je fais mine de rien yàgguma fi grand yi ñëw ma ci sut mais mine de rien je comptabilise 29 ans à 30 ans de métier d'entraîneur donc du ñaari fan du ñetti fan mais li ci am solo rek mooy nit ak lépp lu la yàlla dénk surtout ci milieu sport dañuy wax ne ay métier bu ingrat du yooyu amul solo li am solo mooy nit ki niñ la yaree noonu ngay répercuter ci milieu boo mën a nekk bu dee politique loolu nga fay yóbbu bu dee sport loolu nga fay yóbbu donc Dame su mel ne waa jàmm gën lu tax ñu koy delloo njukkal mais rendons grâce à sa mère et à son père et à ses hommes. ban impression nga am si journée tey bi. non man loolu du lu ma jaaxal parce que jàmm gën particulièrement laay mën a wax ñun noonu lañ juddoo jàmm gën ñun ñëpp benn lañ moo tax ku mënuñ doon tamit su ko defee lii lay indiwaat parce que ñun ñëpp dañu bokk jàmm gën lépp ñoo koy defandoo ñoo koy fowandoo ñooy bokk lépp moo tax tey ñëpp bàyyi seen activités yi ñëw. mu nekk lu raar loo xam ne duñ ko gis en général si professionnel après ñu gis ko si Dame lan ngay wax si population tey bu jàmm. mooy comme li ma la wax rek gis nga dëkk maanaam dëkk bi sax dafa rëy mais koñ boo ci nekkee da ngeen jàppante nekk yéen ñëpp tout le temps mooy maye lii parce que bul xaati nit ñi bala ngay defal sa ci mbedd mi defal sa kër ba pare ñun dañ defal suñu kër mooy jàmm gën ñun ci lañ nekk foofu lañ defal lépp moo tax bu ñu wootee rek gars yi dañuy ñëw. impression aussi sur la saison de Dame. waaw man jaaxaluma parce que nekk ak sadax mu déggal la lu muy def di la ciy boole avant muy football da lay woo bu amee match yu difficile mu woo la donc dama koy ñaanal rek muy gën di continuer parce que loolu rek laa am ci moom. gis nañ aussi équipe nationale mi ngi dem CAN. gisuñu Dame aussi si 23 yi. waaw mais amul benn problème comme ni ko El Hadj waxee rek ki choisit élimine donc woo nañ ñoo xam ni ñoom la ñu am yaakaar ci ñu indi ndam li nañ leen ñaanal rek ñu ñëw ñu dem indi ndam li ci jàmm ak salaam que ce soit Dame dem que ce soit ñeneen dem c'est la même chose Sénégal la rek
daam ban impression nga am tey si li nga xam ne population bu Diamaguène organisé nañ la ko tey. waa di kontaan rek parce que lii moom yaakaar naa dafa rafet quoi di sant waa Diamaguène bi yëpp di sant waa Bokk Jom di sant waa Talal gi di sant waa Mbambara di sant équipe yi nga xam yëpp ñi wër Diamaguène parce que dafa rafet dafa neex quoi sama xol sedd na. mu nekk lu raar say xarit organisé la ko mu doon aussi loo xam ne bett na la. waaw loo xam ne bett na ma parce que xaaruma ko woon parce que dañuy ànd te yàlla tax xaaruñu dara ci kenn mais ñoom li ñu def geste bu rafet la geste bu rafet parce que day wane ni suñu amitié dëgg la daal du xaalis du dara du intérêt. gis nañ si aussi présence su quelques joueurs professionnels Diawar Djibi Diagne mais aussi Vito. waaw samay gars lañ samay gars xam nga dafa nice aussi nga xawle ñu ñëw waaw moo tax ay gars yu baax lañ. ngay wax population bu Diamaguène. waaw di leen sant di leen gërëm di leen wax Diamaguène moom lañ am ñun ñëpp moom lañ bokk donc ñu jàppalante. voilà question bi ñëpp di wax ñu ngi jëm si Coupe d'Afrique liste bi gis nañu Aliou Cissé boolewul si lan ngay wax si loolu. non man suivre ma ko nag bi ma ñëwee damaa ñëwoon pour vacances jotuma ko si waaw.